Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ndax kontaan naa bi lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yal na ci yàlla def barke bu baax a baax a baax di fàttaliku itam sunu wayjur yi baax yi nga xam ne dañ leen a teel a ñàkk macha allah ñuy ñaan yàlla yóbbu leen ca aljana yu gën a kawe sunu ko waxee itam xel day dem ci sunu wasila yi yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yu gën a kawe ñu ngi leen di kontaane macha allah di kontaan saa su ne ci ànd bi ñuy ànd ak yéen 88 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a indi seen xalaat ci li nga xam ne mooy entre aide sociale jamono boobu la ñu nekk ndax Covid 19 bi itam bi mu dikkee am na mbir yoo xam ne daf ko feeñal won nañu ne ku ne war ngaa mën a jàppale sa morom itam changement war naa mën a am moo tax ajaratu Mami Linguère mi ngi fi toog Ndoye Bane itam toog fi moom nag moom dégg naa sànq patron Bouba Ndour ne ko le Sénégal a aussi besoin de toi. ah kontaanoo yooyu nga bëgg la. non man suma sénégalais yi amul woon dañ may jëli de. déedéet. man su ma judduwul woon Sénégal foo jaar sénégalais yi cotisé dañ jëli ma indi ma ci dëkk bi. waaw man maay Sénégal di. waaw Ali Babacar Bey moom. non Babacar moom bis mu amee ndombal tànk ci réew mi moom. noo koy def dina fi génn. Babacar waaye nag yàlla soppul koo xam ne da ngay waaj a nekk nag nga ne boo amee ndombal tànk. waaw kilifa est-ce que kilifa war na di xëccoo di kii waaw kañ yooyu dama koy dee gis mais. kilifa day laisser passer. wala dara xew rek nga laisser passer romb. adduna bi arène la xëccoo mënu fay jóg il faut ngay xëccoo ba kër nga fay jógee rek. moom lañ daan naan mbër moo daan beneen dëkk lay loxo. c'est ça noonu nga addu noonu la. ku fi bëgg a doon soxna si naan ku bëgg a tekki da nga néewatoo daf lay jox kàddu wala ma des ci ma. xam nga moom dafa am doom fële ca kii Mogadiscio la xaw ma xale bi moo doon way Ndoye Bane ay magas Ndoye Bane si yàlla yaa ñi ngi lay ñaan nga delloo suñu doomu Ndoye Bane bi fële ca Mogadiscio. dégg nag Pape Cheikh ma son tooñ rek ñoo ma tooñ. man bu ma nammee def yenn yi damay takki lunette Ndoye Bane salaamaaleykum. jaajëf Eva ñi ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañoxor yëpp sunu xalif ba sëñ Mansour Cissé sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Bou ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko félicité ndax dëgg yàlla ndax rajo dafa samp rajo démb Pire. waaw Serigne Bou monsieur le maire. Serigne Bou waaw rajo kooku sunu xarit la. waaw maa ngi dégg rajo ba tàkk na maa ngi koy félicité bu baax di félicité waa mairie bi yëpp ak population ba ak ñëpp. ci rajo boobu nga xam ni ñu ngi ko doon daloo démb di ziar ñëpp rek ak sama xarit bi sama gan gi di Camara di waaw fondation Gorgui Sy Dieng ñu ngi koy ziar bu baax a baax. très bien balaa maa dikk ci fondation Gorgui Sy Dieng mi nga xam ne ñu ngi koy nuyu loolu lañ naan la valeur n'attend point le nombre d'années ak noo mënti doon xale macha allah mën ngaa liggéey boo xam ne dañ naan kii daal ku am 95 ans moo ko liggéey tabaarakallah macha allah fatilan ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di nuyu waa fondation Gorgui Sy Dieng yëpp kontaan ci teewaayu Camara ajaratu Linguère wallaay xanaa kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooreeti nit jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal suñu soppe ba suñu maam Cheikh
Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram Amiin. saa suñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam Amiin yaa waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay dégg itam mu dëkk ak soppeem ba Seydina Amiin, Mouhamed amiin. sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy delluwaatee fële tamit ci axlu laayeen yëpp Babacar. di leen wax laay Maxtaar Seydina ak Alassane ñi ngi leen di masawuwaat bu baax a baax soxna Faati Thiaw Laay soxna Jaara Thiaw Laay yéen ñëpp ñi ngi leen di masawu bu baax a baax di wax ne loolu daal yàlla na fi gëj te yàlla jaare ci yàggal fi suñu waajur wi Baye Abdoulaye Thiaw Laay ak mbooleem suñu xalif généraux yi Amiin, ndaxte amiin. xam nga rek Eva réew mi di may wax benn bopp la Dëgg. kenn mënu koo xar ñaar fu dara jógee rek mu metti rawatina dëgg. ci fu ñetti doomi aadama jógee ci doomi kilifa waaye suñu borom moom noppi ñu na cher ci ñun. dama gis démb xale yi def benn statut bu am solo ñu ne ay waay di metti na waaye ndokk ba ki ko yàlla yan attan na ko ndax Cey. ñoom juboo na nag suñu borom ba lu mu mën di defit alhamdulilah ala kulli xaal rek wallaay wallaay dëgg di la. nuyu suñu gan yi di ko dalal bu baax a baax di ko wax ne ko nag ñëw nga fu ñu soppee góor gi si Dieng te ñun duñu ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te demaguñu màkk siyaare ji ñun lu nu wax dañ koo gëm baa ñu noppi ci ndax kenn joxuñu dépense très bien Camara ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf maa ngi lay fay maa ngi leen di sant di leen gërëm déjà ci invitation bi ci émission bi balaa may nuyoo rek dama bëgg a jaal fi nga xam si ni foofu la soxna Mami Jaar suñu baay Ablaye Thiaw Laay yal na fi yàgg te wér yal na fi yàgg te wér di ko jaal njabootam bi nga xam si ni bàyyeeku nañ fi di ñaan yàlla suñu borom barsàq bi ñu nekk mu gën a leen fi ñu newoon ci biir suuf Amiin. yàlla aar leen yiir leen ba pare daal leen ni day ci mbalaanu yërmanem boobu ba pare boole leen yóbbu leen ci barsàqu seen naam rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc di sant di gërëm aussi Ndoye Bane ci invitation bi ak émission bi nga xam si ni am na solo pour société sénégalaise ndax mi ngi laal déjà audience boo xam si ni ñu si bari tey bu heure bi jotee dañuy bàyyi lépp lu ñuy def toog di ko seetaan donc di leen sant bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal ci émission bi ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam si ni moom mooy fondation Gorgui Sy Dieng ak lan lay def fii nii ci réew mi waaw fi nga daanale dama lay delloo sax kàddu gi nga dugg ci rek dugg ci sujet bi fondation Gorgui Sy Dieng lan ak lan lay def. jërëjëf question boo xam ne si ni bu ma neex la déjà man maa am honneur di jiite fondation Gorgui Sy Dieng man maa administrateur général bi Moustapha Camara gannaaw bu ma ko góor gi denkee donc fondation Gorgui Sy Dieng mi ngi nekk benn fondation boo xam si ni 2019 lañ ko jox décret de reconnaissance d'utilité publique mais laataa loolu depuis 2016 fii ci Sénégal ñi ngi yëngatu ci wàllu domaine yi nga xam si ni yéen ñëpp xam ngeen ko donc fondation la boo xam si ni vision bi nga xam si ni moom moo ko lal moom mooy fexe ba defar tabax avenir bu durable pour jeunesse africaine donc su ma nee Afrique nag du Sénégal rek lañ wax ñu ngi naan Sénégal ñu ngi naan yeneen dëkk yi nga xam ñu ngi nekk ci Afrique ndax góor gi référence la boo xam si ni référence la pour africain yëpp la ci carrière am ci ay gestes yi nga xam si ni mi ngi koy def ci Sénégal donc philosophie bi nga xam si ni moom moo lal fondation bi moom mooy li ñu tuddee giving back delloo njukkal góor gi dafa nekk doomu Sénégal mu juddoo ci dëkk boo xam si ni buñ xoolee statistiques yi bokk na ci dëkk yoo xam si ni bokk dëkk yi gën a ndool ci Afrique ci àdduna bi donc ñu soxla nag ndimbal loolu moom mu jógee ci famille bi ñu waxee famille sport yàlla def ko nag mu góorgóorlu réussir ba yàlla jox ko tuuti wërsëg boo xam si ni moom bi mu jàppee ni yàlla jox nag ko dafa jàpp ne daf ko war a bokk ak ay concitoyens daf ko war a bokk ak ay mbokk africain looloo waral looloo wëndoo mu créé depuis 2016 fondation bi nga xam si ni moom ngeen ko xam mu yëngatu ci principal domaine yi ci wàllu santé ak action sociale waaw donc ci wàllu santé ak action sociale mooy këru activité wu fondation bi mais activités yi ñuy def yëpp mi ngi tourner autour santé bi ma wax ni action sociale mi ngi tourner autour de l'éducation aussi du sport mais aussi de l'agriculture parce que dem nañ ba xam ne si nii yu bokk la yoo xam si ni bu ci nekk war nañ ci mën ci tàggat jeunesse africaine boobu noonu pour tabax benn avenir boo xam si ni bu wér lay nekk boo xam si ni buñ ci jàppee kenn ku ci nekk daat ci andi li nga xam si ni war nga ci mën a andi ci sa pàcc bi nga nekk rek war na mën a am de lu am solo ci biir Sénégal loolu moom mooy grosso modo activités yi nga xam si ni moom la fondation bi di def xam naa ni ci biir waxtaan wi dinañ mën a dugg ci activités yi ndax depuis 2016 ak léegi am na lu ñu jot a def te xam naa ni Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët aussi nit ñi nga xam si tamit ñu ngi koy jariñoo aussi tamit ñoom it ñu ngi koy apprécier à sa juste valeur. Très bien merci beaucoup Camara inspecteurs yi itam xam nañ ne laata mu leen di woo ngeen ñu wuy si mën na itam ay enquête pour xam tuuti activité phare yi nga xam ne Gorgui Sy Dieng amal na ko ba la ñuy ñëw ci activités yi ak programme yi social dafa metti mami mi ngi koy yàq keroog dëgg la social mënoo
il faut social da nga koy judduwaale. wala nga tàmm ko. dëgg la di ci entraîné bi nga nekkee xale bu ndaw da ngay gis xale bu ndaw ñu naan ndeysaan lu mu am joxe ko. dëgg ci koñ bi wala ci kër gi ñoom seen. nga màggaale ko nga nekk ci ASC bi. su ASC bi amul sax lu footballé ji da ngay am problème. yow yaay jóg génn sa xaalis joxe soo ko amul nga dem wuti ko maanaam nga doon nit ku sociable. ba ni nga màggee. dëgg la ñu jékki-jékki rek sénégalais yu bari dañoo jékki-jékki rek gis góor gi si Dieng mu doon international nekk équipe nationale sénégalais yëpp bëgg ko sénégalais bu bëgg lu baax rek bëgg nga góor gi si Dieng ci li muy def ma bëggoon koo laaj su fekkee pare na su bëggoon ko laaj ndax góor gi si Dieng bi mu nekkee international ci la commencé def ci social bi ou bien li naan mbay ci suy woom ba mu nekkee gone la ko tàmbali. jërëjëf inspecteur question bu am solo parce que sénégalais yi aussi jàpp naa ni jot na aussi ñu xam ni góor gi lii nga xam si ni mu ngi koy def à travers sa fondation xaarul ba yàlla def ko mu nekk international sénégalais mu nekk NBA pour door ko def ñun biñ gënee nekk xale yaakaar naa ni am nañu association bu ñu defoon léegi mu def 20 ans mi ngi tudd association pour le développement et la citoyenneté mi ngi nekk à Kébémer dañ doon dajaloo boobu ñun ñi ay collégiens lañu woon góor gi ak ay yeneen moroomam ñoom Salif ak yooyu ak dunu yàlla na ko yàlla may yàlla nañu yàlla sotti leer ci boppam ndax moom dafay bàyyeeku ñu koy ñaanal yàlla defal ko ci barsaxam mu dàq fi mu nekkoon ci kaw suuf donc sama grand frère man ku ñu wax Omar Diop moom moo fondé woon association bi ñun ñi nekkoon terrain basket yëpp ñu jàppoon ni vacances jot na donc ñun basket rek la ñuy def dem nañ ba benn instant ñu xam ne ñun pratique bi ñu def nii war nañ mën a am beneen yitte boo xam war nañ ko mën a àndil ci suñu dëkk ñu créer suñu association boobu noonu ànd ci di jàppale nag néew di doole yi hôpital yi nga xam si ni tey moom la góor gi di dimbali donc dañ daan dajaloo ñun ñëpp dem di ko setal di ko raxas ak suñu ay loxo parti yi nga xam si ni moom laa koy tooñee tout le temps parti nee naa ko yow dang ñu nax ndax parti yi nga xam si ni ñun dañ fa daan seexloo dugg moom moo fa daan dugg moom ak ku ñu wax Salif di ko bomba ak seen ay loxo daanaka ci salle d'accouchement yi te jamono jooju carte d'identité sax amu ko woon donc ñuy cotiser xale bu ndaw est-ce que boobu am na 14 ou 15 ans lay am donc ñuy cotiser bu ñu demee di raxas hôpital bi kuñ fa fekk ngay malade ñu lay jàppale di la jëlal say ordonnance dañ ko daan def ba bu daan fekk ak programme scolaire da daan dugg ci biir koor gi même ci biir koor gi dañ daan soobu di setal hôpital bi loolu boo demee Kébémer boo ko laajtee dinañ la ko mën a préciser di jàppale nit ñi di togg ndogu di leen ko jox di ko jox prisonniers yi ci bu koor gi jotee ñu cotiser jënd suñu ay ceeb laaj mag ñi ñu cibleel ñu ñi nga xam si ni ñoo ko soxla te duñ koy laaj ñu leen di bett ci guddi gi di leen jox ceeb boobu noonu ci sutura te duñ xam sax kan moo leen koy jox ci sutura donc loolu nga xam si ni ñi ngi ko doon def au niveau local ñun ñëpp ñu nekk di ko bokk góor gi tamit fekk nekkoon ci acteur boo xam si ni bu actif moom ak ñi nga xam si ni ñi ma lim ñoo ko fekkee waaw mooy daanaka noyau dur association fondation bi ñooñu la donc moom bëgg-bëgg boobu noonu ba muy nekk xale am na ko yéene boobu ba muy nekk xale am na ko te boobu yàlla jëfa ko woon muy góor gi bii ñi ñu xam donc moom dafa jël loolu tas ko ci Sénégal tas ko ci àdduna bi nga xam si ni tey moom la ñu bokk donc loolu mooy li nga xam ne si nii moom mooy fondement wu fondation bi donc pour sénégalais yi xam ne lii muy def nii yéene bu mu yàgg am la te da koo jëf laataa yàlla di ko jox xéewal bi nga xam si ni macha allah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom dolli ko bu baax mu gën ko ndax am na yéene pour jàppale ci Sénégal programme yi ngeen teg gis naa ngeen teg programme santé programme nutrition programme sport programme santé bi gis nañ ni yéen ciy bay seen waar bu baax a baax fan ngeen ci toll waaw programme santé bi dafa nekk ñaari volet principal programme bi moom mooy ñun bi ñu demee ba seetlu ba xool ni hôpital yi problème bi ñu am du ressource humaine parce que boo demee ci hôpitaux yi nekk Sénégal suñu spécialiste yi fi nekk ñooy formé ñi opéré ci Afrique de l'Ouest bi yëpp ba ci dëkk maghrébin yi donc suñu spécialiste yi ñu amuñu dara lu ñuy envier docteurs yi nekk Europe États-Unis Canada donc lenn rek moom moo nekkoon li leen di différencier ñoom ak ñi nekk Europe moom mooy équipement yi donc biñ demee ba xam ni dëgg-dëgg xam-xam baa ngi fi waaye boo bëggee faj bu efficace aussi da ngay am équipement yu wér ci lañ ni ñun nañu jël suñu ay moyens suñu ay doole ñu investir ci équipement yi parce que dem nañ ba seetlu ni du Sénégalais yëpp am moyen daal di fay évacuation sanitaire cher na trop te ñëpp amuñu bourse bi gannaaw xam-xam baa ngi fi ñi ko mën ñi ngi fi ñu ne nañ fexe ba équipement yooyu
mu ñëw ci Sénégal bu ñëwee ñi ëpp ci sénégalais yi dat ci jariñoo te du doon jafe-jafe ci ñoom donc ci lañ commencé ci hôpitaux yu mag yi ñu bari laaj ñu ci question mais Sénégal dëgg problème mu santé du nekk loo xam ne si ni tey nit ñi ñu ngi koy naatable te ñun suñu stratégie mooy dañuy def nivellement par le haut dañuy njëkk a lijjanti problème yi nga xam si ni mooy spécialisation yi gën a compliqué door a wàcc nag ci structure yu ndaw yi ci lañ commencé depuis 2016 yaa ngi ñu dégg bay nag sawewu tànk lañ commencé ak Kébémer parce que déjà foofu la ñu dëkk te bu ko góor gi defoon feneen it dinañ ko laaj ko lu tax dafa ko ngeen toogee fi ma sànni leen xeer waaw kon jeex na donc hôpitalu Kébémer lañ njëkkee ba pare yokk niveau ci wàllu équipement yokk ko dalal ko yi nga xam si ni tey yu essentiel la ci niveau bi mu nekk ci carte sanitaire bi ñu fexe ba jàppale ko ci pour mu jàppale population yi à la base ci lañ ñëwee hôpital principal ak problème mu dialyse yi parce que biñ demee ba xam ne si Sénégal daanaka 8000 personnes sont atteintes d'insuffisance rénale donc te ñi nga xam si ni tey ñoom la ñu inscrire ñu mën a am dialyse parce que la dialyse elle est gratuite bu fekkee yow bind nañ la ci liste yi nga xam si ni moom lañ ko def ci hôpitaux yi donc boo ko amul da ngay tu es obligé ngay fay ay montants yu am solo donc on s'est dit comme que hôpital équipement yi le Dantec la nekkoon ñu ne nañ jox capacité bu mel noonu hôpital principal parce que am na ressources humaines yi pour mu wàññi désengorger tuuti Dantec mais jël aussi lu am solo ci loo xam ne si ni tey stock la boo xam si ni des na fi te ñoom amuñu moyen di fayal seen bopp dialyse daal di leen di jàppale ci seen wàllu urgence ak yeneen domaine de santé surtout nag ak unité néonatale yi parce que Sénégal am na phénomène bu fi am te yaakaar naa ni bëgg naa soo leen ma ko mayee ngeen def si benn wareef bu am solo parce que on se rend compte que de plus en plus xale yi dañuy juddu ak prématuré dañuy judd ak ay maladies respiratoires xale waaw ak ay malformation yu bëri donc on s'est dit que xale yooyu nga xam dañuy juddu te dañuy am problème mu juddu prématuré hôpitaux yi leen mën a jël en charge yu néew la ci Sénégal donc ci la ñu couveuse yi waaw couveuse yi xam nga prise en charge bi daanaka bu fekkee efficace wul ci daanaka dans les 3 ou 6 heures yi rek daanaka xale bi ab dundam dina am problème ci la ñu xaaral ma tooñ parmi vous dafa am ay prématuré déedéet amul prématuré ndax gis naa benn docteur ca ville moom ca boppam maa ngi fàtte turam léegi mag la mais prématuré la woon moom ba nga xam ne prématuré yi dañ ko soxal torop dañ ko wallahi Sénégal bari na fi dëgg la te it prise en charge bi aussi tamit bu gaawul rek daanaka ñooñu te pourtant bu ñu leen jëlee en charge dañuy dund man gis naa bi ma njëkkee gis prématuré honnêtement man sama yaram da doon lox parce que jàppoon ma ni yàlla dina sàkk doomu aadama bu toll nii mais dañ lay wan ni la kii fii la newoon tu comprends hôpital principal laa ko njëkkoon gis biñ ko defee hôpital principal ñu transféré ko beneen hôpital bu ñuy tuddee hôpital pour enfants de Diamniadio bi nga xam si ni mooy daanaka hôpital bi nga xam si ni dafa spécialisé wu ci wàllu pédiatrie ñu dem équiper seen unité néonatale bi yëpp may leen aussi benn rajo mobile jàppale leen aussi ci oxygène yi nga xam si ni day nekk ci wàllu xale yi def nañ ko yëmbal def jamono ji may wax ak yow équipé nañu maternité wu hôpitalu bi ñuy tuddee Abass Ndao mais defaguñu réception bi parce qu'on s'est rendu compte que bokk na daanaka mooy deuxième structure de santé bi ëpp luy def naissance ci Sénégal mais biñ def Abass Ndao te ñu xarañ loolu mën a liggéey waaw na nga leen fekkee woon ay at yu passé noonu nga leen di fekkee kooku moom saa bu ma duggee ne leen na ma leen bay woon laa leen fekkatee hôpital bu bari coow la nag waaw bari Abass Ndao coow ñàkkul fenn mais foofu ëpp coow man xawma ndox mu bari coow inspecteur lu ne lay wisit at mu jot nga dégg fan yi rek di amoon seen coow ak seen directeur bi personnel bi bagage yi xew yëpp mais nañ wàññi coow yi wàllu main d'œuvre liggéey bi laa wax ay liggéeykat la mais suñ c'est que tamit suñ leen joxee kii ñii li ñuy def dafa baax ma ami dëgg la mais Sénégal da nga leen di jox matériel du entretien ba c'est vrai parce que du sa yëf daan naan c'est l'état qui paye di wax yoo xam ne am na loo xam ne lu ñëpp bokk ñëpp dañ ko war a sàmm góor gi si jee ine matériel u tubaab yëpp xam nga da ngay faral di dégg ñu naan suñ jëloon matériel yi nekk ci hôpitaux yi Sénégal yëpp sànni ji ko wala joxe ko tubaab ya pare hôpital bu pare jox ko hôpital bu pare jël matériel hôpital bu pare indi Sénégal 1 an Sénégal ñu yàqu ko te muy dëgg parce que duñ ko toppatoo da nga gis ku ko taal bàyyi ko noonu dem ñibbi war ko nga gis ko war a def maintenance du ko def wala nga gis nga yónnee benn technicien ni ko defal maintenance mu wekk pièce bu baax ba def ca bu bon yooyu la ñuy def li nga wax daw na yaram de on est obligé de te dire que dëgg la da ngay jëli da ngay góor gi da ngay jëli matériel ba nekk France indi ko fii Sénégal nga woo benn technicien ni ko matériel bi dafa am lu ndaw lu ci paan mu rocci ba ca gën def ci poosam roofal la bu bon chaque 3 mois nga woo ko mu lay nekk kii dëkk boobu du dox lii may wax ni ci secteur yëpp la
donc lu fa góor gi si jee mënta indi ak moom ak ay morom yu mel pas-pas am ci. non non il faut ñu nekk ay patriote bëgg suñu réew. dëgg la góor gi si jee mel ni ñeneen ñi mel ni ñoom. dëgg ñu mel ni moom. gis nañ na baa ngi leen di suivre tamit ngeen di def ci yor programme malnutrition. programme boobu tamit waaw programme boobu am na solo de. très bien ci da ngeen wàllu nekk ci wàllu nutrition. waaw ci wàllu action sociale la. parce que tamit Sénégal déjà am na plan stratégique de lutte contre la malnutrition cellule de lutte contre la malnutrition bi ñu logé woon à l'époque primature je pense que léegi secrétariat général du gouvernement moo koy gérer ak ministère de la santé donc daf ci nekk loo xam si ni réalité fii nii ci dëkk bi donc biñ ko seetloo ci la góor gi xool par rapport ak ay partenaires yu moom aux États-Unis ñu ne kat malnutrition moom li koy faj moom mooy ñu am lekk boo xam si ni dafa riche en qualité ci la ñuy importer benn riz boo xam si ni riz la fortifié enrichi en vitamines gannaaw buñ ko testé ba pare parce que hôpital pour enfants pour Diamniadio lañ ko njëkk a defee testé ko ni dafa am day récupérer bu baax xale yi ci lañ ne kat lii nañ ko définir en programme di ci jàppale en priorité déjà structure de santé yi nga xam si ni ñoom dañuy jot cas yooyu en interne di leen traité moom mooy les postes de santé moom mooy les districts sanitaires de santé ñi nga xam si ni en relation ak les acteurs communautaires de santé mooy ñi ñu woowee relais ak bàjjanu gox ñu fexe ba loolu relais communautaires yi ba loolu disponible sur le terrain ba xale yi bu leen loolu dalee ci seen thérapie mu bokk ci ñu am une alimentation riche et équilibrée ci kaw loolu aussi tamit ñu ngi ci jàppale daara yi parce que lutte contre la mendicité xale yi il faut ñu génn bu ñu amul lu ñu war a mën a dundee ci daara yi dem yelwaani ci lañ ne kat ñun pour ñu mën leen a fixer ci seen point yi ñu nekk ñu cibler ay daara gannaaw amuñu moyen daal di maye territoire bi yëpp ak daara yëpp ñu cibler ay daara di leen jox dotation alimentaire boobu pour dans un premier temps xale yi des ci biir daara bi di jàng xale yi am une alimentation riche en qualité équilibrée ba pare xale yi daal di wér parce que bu ñu wéree rek lépp lu ñu leen mën a def ci ñoom xam-xam dina ko am programme de lutte contre la malnutrition boobu donc liñ ci mën a wax comme résultat moom mooy rien que pour l'année dernière laal nañu une cible de 50 000 xale yoo xam ne si ni âgés de 0 à 8 ans donc te ci 50 000 xale yooyu daanaka au moins kenn ku ci nekk consommé nañ ci plus de 200 000 plats donc conclure nañu aussi dugal ngeen seen loxo ci programme alimentaire am na solo ci dëkk vraiment te am nañu ci même programme bi daaw dëkk bu ñu wax Kaffrine dañu déggoon ca Saloum donc ñu wax benn sonnette d'alarme daal di wax ci média yi je pense que suivre ngeen ko wax ne ñun kat am nañu problème mu malnutrition bu baax donc buñ ci jógul xale yi bari mën nañoo ñàkk seen bakkan ñun buñ ko déggee rek xaaruñu dañoo jóg dem defi benn visite d'état des lieux ak suñu responsable programme santé Mamadou Sy muy def liggéey bu am solo ak suñu grand aussi Pape Demba Kébé moom moo yor programme agriculture ci fondation bi ñu dem ak suñu chauffeur bi Baddo dem sur place waxtaan ak les acteurs ñu définir programme ak ñoom programme sur 1 an programme d'urgence pour récupérer xale yooyu nga xam si ni tolloon nañu ci 1100 et quelques xale donc macha allah pas plus tard que il y a 2 semaines le médecin chef de district yónnee nañu les résultats def na rapport ci loolu donc sur les 1100 enfants yi nga xam si ni enfants maam la ñu woon malnutrition aiguë modérée donc récupérer nañ ci à l'instant 80% wu xale yi maanaam les 910 et quelques donc ñeneen ñi ils étaient sous traitement te am nañu yaakaar ne dina leen jël ñoom ñëpp. Très bien. donc la même chose bëgg nañ ko ñu ngi koy bëgg a lancer dëkk bu ñuy wax aussi Paal. booy dem Saint-Louis parce que ñaari dëkk la yoo xam si ni le nord waaw ñu ngi ci malnutrition bi vraiment ak daara yi donc loolu mooy programme malnutrition bi inspecteur di wax te loolu ñu ngi koy def foog principalement ñi ma wax ni structure de santé yi à travers les relais communautaires mais aussi ak daara yi parce que daara yi pàcc bu am solo ci li ñuy def waaw daara yi lu ngeen ko mën a ma ñëw ci Mamy Linguère luñ ko mën a élargir doyul booy wax nag nutrition malnutrition yépp ci biir dañuy bëgg itam yaay yi ñuy nàmpal seen doom ba nga xam ne defal leen allaitement exclusif bu ko defee xale bi dina am feebar yoo xam ne day dal xale yi feebar yu amul fulla yoo xam ne du dal xale bi jël 2 ans nàmpal ko donte 6 premiers mois yi sax ñoo ëpp bénéfice ci moom itam nàmpal boobu Mamy yow xam nga ci dara nee na ñu booy nàmpal xale dafa am noo koy téyee ak noo koy xoolee léeg-léeg da nga ko sexal ween muy nàmp ne suur na nampul bàyyi fekk posture bi mu nekk kuy toog di lekk sax boo nekkul ci posture bu baax doo mën a lekk convenablement
Camara kontaan nañu ci li nga jot a jukki. macha allah li ngeer. waaye billaay bàyyi bu fi bëgg ñu nàmpalal la sa doom 2 ans day fekk nga ñeme ñokk joxe. xam nga ki nga ŋàpp di naan ngelaw du fa bàyyi caakri bu saf suukar. nga ni bàyyi bu bëgg waaw mais gis nga boo woon soxna Fat Bintou Diop dana la wax ne yoon la sax ngay nàmpal itam bàyyi fay la pour nga nàmpal doomam. xam nga mënuma su guddi jotee jëkkër ji jógee ca Baye Fall di bi ñëw yorop kër dam naa Baye Fall tey sob lay neen la ma jaay. yii yëpp kenn waxu ko. damay waxtaan rek. ay ca bis bàyyi maag sombi bi ci biir kër gi may bëgg a dee. Aliou moom ma nga ca suuf. te góor gi si ñee romb fa ba jox ma ceeb bu ma mën a dundee nga bëgg ma toog nag nàmpalal la doom 2 ans. yow kër gi géré woo fi dara. social ci biir kër gi la war a tàmbalee. waaw mooy jéeg bi nga xamante ne ba mu tollee ca digg dooleem. dëgg la ñëpp dañ ko ne je t'aime mu ne déedéet nga ñëw ne ko je t'aime mu ne la waaw boole ko say défaut yëpp nangul la ko. ñëw toogale ci kër gi di la yokkal saw xeet. ndax du jur doom ba mu sant santam. ci yàlla mu lay yokkal saw xeet social foofu la war a tàmbalee. dëgg la Diop. jéeg bi ëmb moo gën a soxla social ci fan la ko soxlaa ci jëkkëram. ak ñenn ci biir kër gi damaa d'accord ak goro yeeg njëkk yi. non yow da nga dégg daaj nag de. social moom mënta wees foofu. dafa am nag association ma l'encre rescapé de guerre la lekk waaw liggéey déedéet jaxase kër gi ñëwal. je t'assure goro yenn yooyu njëkk yooyu wax ma ak ñoom. mais dama dégg sama góor ne ku ma am comme jëkkër sa ndey liggéey na. waa Facebook ñu ngi lay nuyu. non dee leen maa ngi ñëw. gon seeti naa. ayca waaw xam nga social mi ngi tàmbalee ci. dëgg. jeeg bi ci biir kër gi gisul kenn ku dul jëkkëram mooy wéeru waayam na adduna bi yëpp di toj góor gi la indi ci biir kër gi ne la yow la. sam xel day dal. dëgg la dépense bu doy jëkkër ju la nopp xel mu dal ca la dépense doyul jëkkër nopp la bàyyi la goro yu fifi. njëkke yu rescapé de guerre nga fër-fëri ba naaw. yow da ngay dem ba da ngay jànnaxe. bu yàggee waa association dimbali ñi seenum xel dem. ca ñoom ngay mujjee. maanaam association jeeg perturbé fa lañ la buux dugal la fa. yow tamit ak ñoo bari ci réew mi man damay créer association boobu jeeg perturbé. jox nga ma sax tur bi. association jeeg perturbé. maa ngi ko doon wër. pour boobu noonu góor gi si jeen laay def parrain bi. waaw yéen a perturbé seen bopp de. góor gi am nga beneen gros dossier. damay ñëw félicité leen. waaw dangaa kuuloon wuy ma su ma xëyee tagg la. waaw xam naa su ma xëyee tagg la nag. da ngay réglé xam nga tey damaa dugg si ci salle bi ne leen. ku ma nam ma xool ma ndax fekk 1 an lu ma dal buuba nduur la ndax buuba damaa tagg kaay bu mu indi sikki sàkka ci association jeeg perturbé. bu ko fi indee dañ koy teg léegi benn naka carnet léegi balaa 17h mu fees den lu wóor laa la mbaa yëg nga ne association bi day taxaw Miya Ndour bindal boobu wuy ma Eva mbaa yëg nga ne association bi day taxaw. te li ma naqari Miya moom lay faral. xam nga man sama association wax jëf la tudd. mais dama ne la jéeg perturbé mii. waaw góor gi si jee mooy parrain bi yow moom damay ñëw ñu waxtaan. ndax ceeb bi faaw nga jox ñu dund ci dañu leen di féliciter parce que c'est vrai waaw bi may dégg fondation góor gi si jee ak barki dem bi ma naan damay teg baaraam ci benn nit muy góor gi si jee. c'est vrai xaw ma woon réellement que ni egg ngeen fii. dëgg la. li ma xam daal mooy gisoon naa hôpitalu Kébémer bi gis naa aussi li ngeen nekkee ci pouponnière yi mais li ma gën a neex ci li muy def mooy dal gi yoroon àdduna ak li ci biiram del fanaani aras di ñëw jàpp leen ko duma lu mu def dafa yaru nañ ko boolee ko bi yaram dóor kenn mosu koo dégg jàpp leen ko duma buñ ne Mamy Diop la ñuy dóor kenn du àtte ndax dañ naan daa réew waaye xam nga góor gi si ñu ngi koy duma ku nekk di nga jóg gàddu sa yar Mamy kay ala yara déedéet man sax boo paree bu caméra yi coupé nga wax ma lu bon ma ko jéem ma ngi nii tege ba tey xam nga gis nga dëkk ci dëkk bi boole ko defar dëkk bi loolu ci ndoy baan laa ko jëlee am na ci ñoo xam ne bu ëllëgee bu ñu fa demee ba faatu ñu di leen robbi seenub dëkk oto bi leen di yóbbu mooy siisu ndax pëno yi oto ba ñooy am gàcca ndax xam nañ ne buñ nee dara te dëkk ba waa dëkk ba ne ko baraawoo néew sax day am ndax xam nga lu tax dëkk ci dëkk yàlla mënee la gan ki yàlla joxu wàttu ab ko leget tam war a dundee wàttu yàlla da koo séddale loo am na ñoo xam ne yàlla da leen a wàcce ci askan ngir ñu jàppale askan boobu gisoon nañ fi doyen Ousmane Tanor Dieng yàlla na yàlla yërëm ko amiin keroog ba mu delloo ca dëkkam wax dëgg yàlla xol tooy na ngeen ñeen gépp a génn ñëpp a génn macha allah li ngay wax day am na ñu ñuy robi ñoo xamante ne nii waa dëkk ba ñàkk pexe leen di tax a génn ndax dañuy rus imam ba koy jullee mais gis nga waaye du ñu génn très bien dëgg la mais soxna Miya Ndour dafa mel ni mi ngi wax nii est-ce que amul ko mais nag loolu na sénégalais yi di nangu ndogalu suñu borom comme góor gi si bien li muy def nii ku ci kontaan dee ko wax dëgg la parce que tey jii dëgg la Ousmane Tanor nit ku baax la woon kañ la ko commencé nit ñi commencé dégg bi mu génne àdduna Djibo Kane nit ko c'était un grand homme kañ la ko nit ñi di commencé dégg bi mu fi jógee yooyu la ñu war a bàyyi góor gi si bien
nit ku baax la mi ngi jàppale askanu Sénégal askanu Afrique. bu baax na ko Sénégal yëpp di ñaanal te di ko jàppale te fondation bu ku ca mën a bokk dem bokki ca. dëgg la loolu mooy yëfi nit. dëgg. reconnaissance. dafa am solo. may félicité da ko félicité parce que topp naa leen dem topp leen ba ngeen am foo leen dugg ma tax ci buntu ba ngeen génn. yow mii de. grand chevalier de l'ordre de Lion la xawma général Maysa mii takkal leen ko chancelier takkal leen ko noonu la am déet takkal leen ko lu verte la fii ci mbagg ci dënn bi takkal nañ ko démb dégg nga loolu dafa am solo yow sax dinaa fexe ba ñu tabb la ko damay jël ki ci ligne bi man nag dama liggéey dara nag man dafa gëma fi dara di kilifa gi bismillah ñu ngi lay déglu ñu ngi leen di delloo ziyaara man la Fallou Galas Bey sëñ Fallou maa ngi lay nuyu Adja Eva di nuyu sunu jigéen soxna Mami. maa ngi lay fay. di nuyu mon ami l'inspecteur Ban. waaw mes respect. di féliciter ki nga xamante ni moom moo fi toggal góor gi si Dieng. Camara. émission bi am na solo trop te ngeen di wax ci mbiru social. mais bala may dem soxna Eva. dama bëggoon remercier soxna Mami. parce que man si ginnaaw dafa am. lu mu fi waxoon foofu ci plateau bi. dëgg mooy ci tali bi jaar ci buntu sant tali bi d'abord. dëgg la te am maanaam nu mu daan mel. mais jàpp nañ ni wax jooja am na njëriñ lu mu jur. ah macha allah ñu ngi koy defar fi ñu toll nii maanaam tali ba sax la ñuy defaraat lépp. dëgg la donc loolu dañoo jàppoon ni baaxoon nañu dugg ci antenne bi. dëgg la remercier d'abord émission bi Wareef. dëgg mais remercier Mami. mais également remercier groupe Futurs Médias. wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na. te mi ngeen développé am na solo. mais askan wi aussi ñu ngi ciy gis seen bopp. fi may jeexale rek mooy ñuy lancer appel tamit fondation bu góor gi si Dieng. parce que sans Talib Dabo aussi jàpp naa ni foofu fu mu war a intervenir la. foo xamante ni soxla nañu ñoom li nga xamante ni ñu ngi koy def. maa ngi jégalu nag bu baax a baax a baax. maa ngi jégalu bu baax a baax. am na solo sëñ Fallou. yow xam nga ne da ngay gis góor gi si ñee gis monsieur Camara mii toog. yéen a ma xool man moom mu xeebu mii rek ne ma yaay sunu ambassadrice. yéen di ngeen gis ñëpp. incha allah moom Camara mii xam na ne bu paree fii damay langaa métti ci mbubbam mi bala ma koo bàyyi kay moom. ngeen déggee tenki xam nga naka nee nañu ki jiitu ci néeg bi naka lañ koy waxee kaay toog naka am na noo koy waxee. ki jiitu ci néeg bi mooy sàngal ginnaawam ñi ci des. déedéet sax am na naan kaay kii xaw ma dem ak kay toog ñoo bokk mbir. am na ki ragal ci néeg bi kii wut ko ko wéttali. waaw de lafal buntu bi du leen boole. moo tax jeex xam nga sëñ Fallou miy woote. waaw dafa baax rek di wax mi ngi woon ministère de la santé la nekkoon. c'est vrai. yaakaar naa ci jamonoy Mamadou Diagne Fada ba Eva Marie moo dëkk Daaru Musti ba Eva Marie Coll Seck fekk ko fa jàppale ko lool nag. ndeysaan moom itam mu wëlbatiku di jàppale handicapé yi. ba loolu ko yóbbu centre Talib Dabo ma nga fa nekk ci biir mais ma nga fay def lu am solo. man nag yàlla suñu doom yooyu. wallaay yàlla boole ñu nag ay ati at muy nit koo xam ne du fàtte benn dara ci teraanga. ba tey yaakaar naa ne loolu ñu ma fa tabb tey ci moom mii la jógee. dëgg la kon monsieur Camara beneen dossier ngi noonu. dëgg la boo xamante ne nii maa ngi ñëw léegi langal la ko yow moom tey foo jëm ma jëm fa. ba ba ñii di dégg ñoom itam bokk ci biir yëf yi. ndax Eva. naam gis nga Ndoye Bane dafa wax sànq dara. nañuy wax jërëjëf ki ko mat a wax ci bi muy jot merci ndaw na trop waaye ci la bokk. dëgg te ñun sénégalais dafa am ñaar yoo xam ne dañ koy fàtte merci ak pardon dañ koy fàtte. ak jaajëfal nit ki ci bi muy dund. damay toog fi chaque journée leen ku mel ne Souleymane Faye nañ ko delloo njukkal léegi ku mel ne Papa Mansour Mbaye nañ ko defal lu rëy mu di ko gis ndax jina ko réew mi mais ku mel ne góor gi si Dieng li nga wax nañ leen di wax jërëjëf ñu di ko dégg damay wax ma ne waaw góor taxul kenn di góor bu buntu kër goo romb 9 mois ñu tànt fa baas naan ayoo nen ne waaye dina la jàppale ci sa ngóora ba nga ñemee dugg ci kër ne damaa bëgg soxna nit ki nga koy wax li mu def da koy jàppale ca la muy def ba mu gën koo yokk nga wax lu baax la mu def itam dina tax Mami Diop ma safaanu ca wet ga dina ne kon kat man naa wëlbatiku dem fekki kii lu baax li muy def ndaxte gënuma koo mën ndax nit la may nit muy sénégalais may sénégalais mu yor ñaari loxo ma yor ñaari loxo mu am xol ma am xol mu jaar ci ñàkk démb ma jaar ci ñàkk démb mu jaar ci métti démb ma jaar ci métti tey mais Ndoye Bane ubbee lu am solo mu fekk si ko ci ay ca Diop Eva li ma wax fii démb bu kenn toog naan naa xaar ba am junni def ko ca jëlal sa ñaat téeméer nga yónnee ko ca yónnee kaaye mu dugg ci association bu mel ni bi fi toogoon démb ñu ngi ciy nuyu soxna si waa Diam COPEX Khadijatou Seydou parce Thiam que waa kër xale yi loolu ils ont besoin d'aide 1000 francs yooyu ngay xaar ñoom bu ci jotee mu jariñ leen dara te yow mi koy def ci ngay tàmbalee social muy dund ci yow di dund ci yow di dund ci yow ba ëllëg bi ki si biir nga xëy mën ko ñeme
wax naa leen ko fi barki démb ngalam ak a neex ci xolu jekk jël sa xaalis tabaxee ko kër gu rafet di ca gundaandaat ak a neex ci xolu basketteur ndax ku nekk xam na ne góor gi si mënoon na ko tey mais la muy jël di ko def ca ñeneen ak ñeneen dafa xam ne loolu mooy liggéeyal suñu borom ku nekk tuut si nga yore jël ci nga liggéeyal ci yàlla Sénégal jaamu fi yàlla yomb na mi ngi wax tey loo xamante ne nit ñi duñ ko bàyyi xel prématuré yi Ndoye Bane yàgg na ko jooy depuis 10 ans ñaata carte d'identité ñoo nekk ci hôpitaux yi toog fa di seetaan ana seeni borom lan moo gën a métti ëmb juróom-ñeenti weer yow jigéen ba wësin li nga indi di prématuré wala mu am beneen façon ñu dugal ko ci couveuse yi nga xëy di laaj sa doom ñu ne la duñ la ko jox ñëwal fay ba pare nga am intervention boo xam ne d'urgence la ñun la kiy régler facture bi na ñëw régler ko ba pare mu soog a dugg bloc réew mi dafa dem ba dafa metti ba yegg foo xam ne buñ ci teelu te taxaw ñi ci war a taxaw ëllëg bi ki si biir boo di compter ci biiru xeet dina am koo xeet mu yeb la borom barke yi jël leen ci seen tuut si leen yàlla jox ngeen delloo ko ci réew mi ngeen dëkk ndaxte yàlla mooy maye te mayewul dafay abale te wërsëg ba ca sëg duggee lañ ca war a moytu alal ji ca kam jóge moo la gën fot te bu la tàggoo ca kam yi jëm moo la yées macha allah mami macha allah Ndoye Bane jërëjëf Camara moom itam jërëjëf da ngeen may ma dem directement à la régie ndax daf ci am xel daf ci am xorom lool macha allah sama xel a ngi ci leneen mami wax na borom barke yi mami ñuy gërëm itam borom barke yi nga xam ne lu ñu def doon koo nëbb ñu ngee def ba tàyyi bëri na lool nit génn àdduna nga gis lu tolloog fukki famille ñaar fukki famille ñëw dikk ne diw moo ñu doon jox dépense dafa fekk ne ñu nekk di waxtaanee entraide sociale am yoo xam ne dañ ko war a fësal itam ndax am na ñoo xam ne ni ñu koy waxee ay people lañu kon lu ñu def rek macha allah dafay ànd ak ñëpp di ci teg bët mu mel ni tey sunu ki nga xam ne moom bés bi di góor gi si Dieng te Camara teewal ko fi soxna mi Yandour yow itam wax ñu lu xew ci régime. Ce qui motive notre geste, parce que nous sommes en état de guerre permanent, nous pouvons le dire, contre un ennemi commun qui est le Covid-19 qui est en train de faire des ravages un peu partout dans le monde. Étant donné que nous sommes une fondation qui s'active généralement dans le domaine de la santé publique, nous avons jugé nécessaire de venir apporter notre modeste contribution à cet élan de solidarité nationale pour éradiquer à jamais cette maladie et pour le bouter hors du territoire sénégalais, permettre au ministère de la Santé d'avoir les outils nécessaires, surtout en matière de protection, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le personnel soignant qui sont les premiers exposés face à cette pandémie. Nous avons pensé à eux. C'est pour cela que nous les avons dotés des combinaisons de protection, des masques antiviraux aussi. Et dans cette perspective aussi, nous avons apporté des équipements de prévention à travers ces gels-là, ces gels alcoolisés, et aussi à travers des produits antiseptiques. C'est la raison pour laquelle on est venu aussi, on a fait cette remise officielle et nous sommes attentifs aussi à toutes les réclamations, à toutes les demandes que le ministère pourra faire. Nous serons là, il pourra compter sur nous pour pouvoir éradiquer efficacement cette maladie au niveau dans l'espace sénégalais. Audio preview. Audio preview. woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir mën a bokk ci li nga xam ne mooy émission wareef waaye li may ñëw def kay xanaa mooy jox Ndoye Bane kaddu gi gannaaw élément bi nga xam ne wax dëgg yàlla élément bu sedd xol la lan nga ci dolli élément bi dañ cee jël tuuti rek pour jox ko wane ci li nga xam ne moom lay def à l'intérieur du pays ak liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci Covid bi ñoom comme ni ko fondation Youssou Ndour defee comme ni ko yenn autorité kilifa yu bari defee bi Covid bi duggee gis nañ ci góor gi si ñee yëngu na bu baax a baax dugal loxoom bu baax a baax ci xeex bi defe naa ni est-ce que foofu rek la yam bi ngeen demee ministère de la santé joxe fi seen jàppale pare après lan ngeen def ci à l'intérieur du pays waaw def nañ leneen lu am solo parce que tamit bi Covid bi jotee comme ni nga ko expliqué suñu kilifa Youssou Ndour ñun ñëpp gis nañ ko ci télé bi moom it xaarul ba ñu woo ko
donc ñëw na daal di manifester spontanément daal di songu daan corona ca ci njëlbeen donc gis nañ aussi tamit sénégalais yu bari nag ñu gis ci élan boo xam si ni man neex na ma trop bi ma gisee loolu ci sénégalais yi ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ni yow war nga mën a andi yow sa dërëm sa ñaar dërëm sa kubéeru eau de javel pour mën a jàppale sa état pour mu xeex benn ennemi boo xam si ni ko président waxe woon mooy ennemi boo xam si ni ñun ñëpp a ko bokk donc équipement yi comme ni ko élément bi génnee c'était des équipements de santé mooy li nga xam si ni jamono jooju jafe na ndax vous n'êtes pas sans savoir que bi problème bi amee équipement yi ñu ko doon produire yëpp dañ ne dootuñu ko joxe dañ koy téye pour suñu ay doomi dëkk ba noppi donc yàlla defoon na ñun ñu importé ko woon fii ci Sénégal donc ñu ne kat lii ñu am dañ koy jël génne ko déstocké ko jox ko suñu structure de santé yi jox ko principalement ministère de la santé moom mi nga xam si ni moom moo nekkoon ki nga xam si ni ñoom ñoo jiite woon ci xeex bi nekkoon escadron bi jiitu woon ñu jàppale leen ci wàllu combinaison yi ci masque antiviraux yi yónnee leen aussi ak masque yi nga xam si ni moom mooy masque de protection yi donc jënd boole ci tamit ay gel hydroalcoolisé ak ay détergent pour jàppale leen ñoom ñag ñu xool par rapport ak seen cible ak seen priorité parce que jamono jooju bareegul woon Sénégal donc c'était à eux jaaxle woon nañu donc c'était à eux ñu définir planning bi nga xam si ni noonu la ñu ko mën a defee biñ ci paree bi ñu demee suñu dëkk Kébémer daara yi dañoo interpellé au-delà li ñuy def ak ceeb bi parce que daara yi dañ leen a confiné woon plus de 86 daara à l'époque ci dëkk bi donc bi ñu ñëwee wax ñu seen problème te bëgguñu woon à l'époque benn taalibe daal di génn pour bañ propagation bi seen dund nag métti woon loolu ñu nit ñu jël en charge ñoom ñu fexe ba jàppale leen ci pour 86 daara non seulement jàppale nañ leen mais joxuñu leen ay ceeb ak kese parce que dañoo jënd ay vermicelle jënd ay couscous ba pare boole ci ay ginaar yu baax ba pare tamit ak suñu ay partenaires yoo xam si ni LBS ak suñu ami Rouda ñu ngi koy nuyu moom it mu jàppale woon ñu ci ay boissons ñu jël jox leen ko parce que dañu bëggoon ñoom ci période boobu ñu dund façon dundin boo xam si ni bu loolu amaatee dinañ ko fàttaliku waaye dinañ ko fàttaliku ak bànneex tamit donc macha allah ñu ngi ci sant yàlla fexe nañ ba jamono jooju en tout cas ci taalibe yi jamono jooju ci localité boobu noonu dégguñ ci benn taalibe boo xam si ni am na ci Covid ci loolu lañ defoon juste aussi tamit mami ci suñu gan gi woote woon ñu ngi koy ziar ba waa Taïbu Daabo donc def nañu programme ak ñoom l'année dernière donc appuyé nañ leen ci riz bi appuyé nañ leen aussi tamit ci ay matériels yi ñuy utiliser pour xale yu infirmiers yi actuellement sax am na lu ñuy def donc xam nga ñu ne dafa am nu ñuy fonctionner donc am na lu ñu leen di waajal parce que tamit waxtaan nañu ak directeur vraiment il a été attentif te ñoom ñu si bari tamit ñu gis ne dañu nekk ay personnel bu engagé pour jàppale xale yooyu parce que handicap du ci yaramu doomu aadama handicap ci xelu doomu aadama la nekk donc nga ñàkk tànk wala nga ñàkk loxo teewul li nga war a représenter nga def ko am na benn président américain bu mag jiite na États-Unis ci chaise roulante nii may waxee ak yow keroog maa ngi ci waxtaan ak benn directrice hôpital bu mag du ma wax turam nag mais bokk na ci directrice hôpital déjà jigéen la beneen bi mu am handicap motrice laaj naa ko nee naa ko madame man sa parcours man daf ma fasciné te yow amoo droit toog li nga dund nga toog noppi ko da nga ko war a wax sénégalais yi non seulement di nga ñaax mu bind ko di nga ñaax jigéen ñi mais di nga ñaax ñeneen ñi nga xam si ni yàlla daf leen bind ñu am laago déjà malgré moom mu nekk jigéen xoolal nu mu jafe ci période boobu nga jàng ba yegg ci niveau yooyu nekk docteur ba mën a nekk directrice hôpital malgré nee naa ko madame man sama problème mooy noo doon def ba jàngi parce que boo xoolee suñu école yi gën a ndaw yi adapté wuñu tabax yi pour ñoom ñu mel noonu peut-être université ñu ngi koy adapté léegi man ko noo def pour malgré li nga xam si ni moom mooy li xew ci société bi malgré difficulté yi nga xam si ni amoon nga ko pour mën a jàng normalement nga am courage boobu am détermination ba yegg fii yow amoo droit toog di ko noppi donc kooku mérité na aussi tamit Sénégalais yëpp daal ko ci jàppale ñu wane ko en exemple parce que Sénégal aussi dafa ñàkk référence yu mel noonu donc Covid bi loolu lañ ci def ci wàllu paj bi ak ci wàllu social bi jàppale Sénégalais yi pour ñu mën a xeex efficacement beaucoup de jeunes dañuy rêver nekk góor gi si bien ak aux États-Unis doy bala maa ngi jégalu bamba aux États-Unis parce que góor gi toog na benn instant américain Sénégalais yi nga xam ñi ngi nekkoon Amérique ak confinement bi amoon mënuñu woon génn amuñu woon liggéey donc ñi ngi nekkoon New York suñu benn sœur bu ñuy wax Didi Fall
mooy one thousand chef bu moom Didi Fall donc gannaaw bu mu ci waxtaanee góor gi tamit spontanément mu jàppale ñooñu fexe ba jënd leen ay ravitaillement donte seen liggéey yàqu woon na ñu nekk ca fépp donc au niveau national comme au niveau à l'international aussi fondation bi ajoro na boss bi dañ koy seen ni macha allah muy ndoor rek mais ndeke mi ngi def mbir ay mbir beaucoup de jeunes dañuy rêver nekk ay góor gi si Dieng soo gën di gisee mbeddu Dakar yi wala Sénégal foo dem am na ay terrain basket ñu bëree bëri bëgg a nekk tey toll fa mu toll ba xam naa ba mën a jëriñ seen réew seen programme yi est-ce que boole ngeen ci sport waaw am nañu programme sport daanaka sax bokk na ci li njëkk a def ba ñu sosoog léegi di rappeler tamit mami mi ngi koy wax mi ngi naan ñu si bëri soxna mami maa ngi jégalu donc ñu sama maman nga day xaw niroog sama yaay sax donc góor gi te loolu c'est important sénégalais yi xam ko góor gi fondation moo njëkk a taxaw këram gi mu dëkk moom fondation bi moo jiitu kër moo jiitu góor gi laataa muy am kër bu mu dëkk fii nii ci Sénégal lii nga dégg yëpp moo koy def Sénégal mi ngi ko doon def jiital loolu parce que jàppoon na ni loolu ëpp solo këram gu mu war mën a dëkk daanaka ku mel ni man ak ñeneen ñoo xam si bu ñu weñul woon loxoom du jàpp ni loolu priorité la donc moom noonu la mel donc basket bi depuis 2016 ñu ngi organiser ay camp de basket doon ci ciblé ay 100 jeunes donc góor comme jigéen ñuy def ay camp de basket parce que Sénégal ci wàllu compétition ci wàllu xale malheureusement ci basket amul donc ñooñu du ñu am chance wane seen talent du ñu am chance u dajeek yeneen jeunes yu mel ni ñoom ci yeneen dëkk ñu dajale ay coach ñu ñëw jàngal leen pratique jàngal leen valeurs yi nekk ci sport et permettre aussi structure fédéraux yi ñu mën a daal di tracer daal di leen cartographier daal di am benn base de données ci xale yooyu commencé woon nañ ko Kébémer bi ñu demee nag ba xam ni Sénégal yëpp ñu koy laaj ñu ay 100 jeunes en moyenne na ñu waxtaan ci ak fédération ñu dekkalaat lu ñuy tuddee tournoi national des jeunes ñu tuddee ko Gorgui Dieng national tournament donc biñ ko defee daal ci maye nag Sénégal bépp ñu réunir plus de 400 jeunes fii nii Dakar ñu def ay compétition góor comme jigéen ñu def ay équipe région bu ci nekk andi équipe góor comme jigéen ñuy dajaloo seen biir ba jël coupe ba recruteurs yi ñëw fekke ko fédéraux yi ñëw fekke ko ñu permettre aussi équipe nationale jeunes yi ñu constituer équipe jeunes yi parce que loolu tamit day jafe moyens yi pour dem détecter les jeunes talents yi nekk parce que objectif yi moom mooy permettre à jeunes yooyu comme góor gi mu juddoo dëkk mel ni Kébémer dëkk la boo xam si ni xamuñu ko bu baax ci basket donc moom tournoi bu mel noonu moo ko révélé ci àdduna bi yëpp ba mu am chance daal di dund li nga xam si ni moom moo nekkoon li mu bëgg donc chance boobu noonu ñu ko mayoon moom daf ni da koy jël mayaat ko yeneen jeunes yi nekk ci Sénégal parce que talent mi ngi fépp tas na fépp ci Sénégal te bañ ko commencé def ak léegi macha allah bari na ci équipe nationale jeunes yi ñi nga xam si ni ñoo ko constitué ci tournoi yi lañ jógee te dem nañ ba nii may waxee yow am na ñuy fëgg ci buntu équipe nationale ay MVP wu tournoi bi lañ woon ñu si bari gannaaw tournoi yi am nañu ay bourse dem jàng ci yeneen dëkk yi wala am ay contrat dem ci yeneen équipe yi daal di am réussir te ñi ngi ñaan yàlla parce que objectif voilà ñi ngi ñaan yàlla aussi Gorgui Sy Dieng yu bari daal di bari ci réew ñaan fi mu daan ne lay jëlee damay ñaan Gorgui Sy Dieng yàlla na yóbbu ci suñu sportif yu bëree bëri amiin ndax nag ba tey daal man daal yaa ngi may gën a bëggloo nit bi ndax fii ma toog dama xalaat ne am na ndaw yu toll ne moom mën li mu mën te bu ñu duggee ci réew mi lenn rek la ñuy xante woo xasuma kenn yedduma kenn dof bu nekk moom ñan di tam fu ko neex la koy tey ku nekk yaa moom sa xaalis ne la neex nga koy usé mais dañuy wàcc dugg ci almadi bi di xeexi boîte ak wàccee bouteille montre ba ma takk dàll ya ma sol tubay ja ma sol waaw wàccee bouteille ba yëkkati di sotti bouteille yu cher teg table wàccee bouteille woo xale yi ñu génn waaw woo xale yi ñu génn fël nga dépensé ay millions ci boîte de nuit na ma sax nag te moo ne fa nga nekk sénégalais ya lay tàccu doo ko ba mu may nokkas nii fa nga nekk sénégalais yee lay tàccu sénégalais yee lay bëgg sénégalais yee lay ñaanal boo daanoo ñu yuuxu boo amee ndam ñu xataraayu boo defee benn exploit ñu génn ci mbedd mi donc li nga am sénégalais yi nga ko war a delloo boo leen delloowul léppi delloo leen ak tuut ndaxte ndaw mu mel nii dafa baax ñu di ko wan ndawi réew mi ndax ci jamono ji ñuy toog di ko waxtaanee nii ndaw a ngi toog di ne moom sénégalais la yor ay milliards di ko tibb di sànni
di ca def loo xamante ne du ci am yàlla du ci am yonent ay duma rek la cay am wala ŋàññu ëllëg bi ki si biir kon kii bu defee lii tey toog waxtaanee ko tey dafa am solo daf may fàttali rek li taasukat yi di wax joojo fajul joojo mer mu yàgg la waaye joojo ji faj na joojo ndax ka def loolu bu seetaanee lii tey dina xam ne lépp dëgg la réeralati nga Eva Tra jërëjëf mami Ndoye Bane ma Ndoye dégg na ma Ndoye dégg na ci Moustapha Camara Moustapha gis nañ ne itam ñun ci wàlli enseignement dañuy am ay problème yu dul jeex chaque année ak ay problème xalaat ngeen ne ëllëg si biir di ngeen mën a dugal seen loxo ci loolu parce que tey sa toogaay daf ma firnde ne bu ñu toog rek ne état moo mën dëgg la bu ñu toog rek ne état moo mën parce que bu fekkoon ne état lu ñu jàllax yépp li góor gi Sy Dieng ak ay ñoñam def kon duñu ko def kon ku ci nekk ci ñun individuellement ndekete am na loo mën a indil sa dëkk enseignement bi léeg-léeg c'est clopin lan ngeen xalaat ne war ngeen ko mën a indi ëllëg pour que ngeen dimbali les plus jeunes parce que nation aussi boo koy defar franchement da ngay commencer ci ña nga xam ne ñooy def ëllëgi réew mi dëgg la déjà enseignement bi dafa nekk ci wax naa ko ci objectifu fondation yi bokk na ci 4 piliers yi nga xam si ni ñun moom la ñuy fonctionner bi ci njëkk moom mooy ñun dañuy promouvoir du ñu tuddee une éducation inclusive tegal loxo foofu voilà éducation inclusive ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax waaw foofu la Eva Tra waaw ci wareef waaw ci wareef waaw man de soxna soo xam ne am naa 75 ans la waaw kanam jëm waaw du ma wax nag sama tur baal nañ la ko ndax xam naa ne am nañu ko dégg ñoo xam waaye dama leen di bëgg a wax ne góor gi Sy Dieng waaw suñu amoon téeméeri xale yu mel ne moom dëgg kenn du jooy dara ak kay dëgg nag man xamuma ko waa Kébémer la man dugg laa dëkk ndeysaan waaye ba ma ko commencé yàgg di ko suivre ci def lu baax dafa yàgg dëgg la na ko Sénégal yi ñaanal yàlla amiin waay jar na ko de yàlla na ko yàlla jox mu dund ba doyul ba def amiin yaa booy amiin ndaxte jël sa alal di ko def ci ay nit dëgg nit ku baax rek ko mën xolo ko mën nit ku gëm yàlla rek ko mën ndeysaan te ay parents dañ ko ci gën a jàppale def loolu ndax tey gis ñu ma macha allah boo demee itam na nga ñu nuyul ay waajuram lii laay wax ne boo séenee doom ju baax sa xel day dem automatiquement ci kan moo ko meññ c'est évident mi ku sañoon góor gisee jee man suma sañoon Pire lay dëkk barke Rasulaay man suma sañoon waaw déet yow bul soxor da ngay wàcc oto bi di da yow góor gi say wàcc non yaay wàcc jox góor gi après ma continue yóbbul ma ko ba ci ma xare li may wax waaw ma waxati ay ngir yàlla jeunes yi roy leen ci góor gi Sy Dieng roy leen ci Sadio Mané c'est vrai roy leen ci nit ñi baax ci te bàyyi pomi ak yu wax yu kii yu ñàkk nit day fexe am njariñ dëgg la nit da ngay am njariñ nit kenn du ko lekk dañ koy jariñoo nañu góorgóorlu te ñiy def lu baax nit ñi di leen ñaanal ñu koy gën di mën Sénégal kilifa diine kilifa aada yi ginnaaw da ngeen di seetaan émission bi góor gi Sy Dieng mii ak ñi mel ni moom ñu mel ni ñoom Ousseynou Mbaye tudd naa leen fi keroog di former ay xale di leen ñaanal foon Youssou Ndour a ngi nii social mënul weesu ubbi ñetti TFM RFM L'Obs IGFM Super Étoile ay doomu jàmbu doomu aadama ci liggéey xam nga tey ji man lépp tey ji deeleel bi xam man social bu ma def ci àll bi su ma ci dee am tiyaaba nga def ni loolu Youssou Ndour da ciy am directeur bi am ci yéen ñii ngeen am ci parce que yéen laa bokkal def émission yi ba faj benn nit affaire bi dafay yaatu góor gi Sy Dieng su fajee benn nit dëgg la ña bokk ca fondation baak ña ko ca encouragé parents bi ak ñi ko wër dëgg nañ góorgóorlu ci def lu baax dëgg la ñëwal ci sa question parce que kii bala ngay dem ci question bi Ndoye Bane éducation bi xanaa xamoon ne ku lay woo ci social daf la bëgg a sédd ci lu baax li mu am xam nga lu tax ki taxaw di laajte pour dem def ci social kooku dana am ci fay gi ndax ci kàddoom la jël wala ci siiw bi mu siiw ci la jël ba laajte mais yow mi koy jox suñu borom daf lay fay parce que sa alal moo ca dem kon ki lay woo sax kaa ñu ànd def lu baax kooku yéene na la ci fay bu baax ga mu am ku la ci woote bu ko tànqamlu soo ko mënee jàppale ko ca boo ko mënul bul ko raccroché bul ko jéppi ndax lim lay woowee lu baax la très bien ñu delloo waa éducation bi am nañ ci programme mooy idée bi biñ ci am moom mooy ñu
promouvoir lu ñu tuddee éducation inclusive parce que dafa bokk ci atteinte des objectifs pour le millénaire pour mu nekkoon ancienne OMD yi donc li ci am solo moom mooy li ñu bëgg a def ak Tahibou Dabo parce que Tahibou Dabo ñun dañ fa dem def visite te maa ngi je ne sais pas xam nga TFM yéen daal dem leen sur place ngeen xool bu baax comment ça se passe mais da ngay gis xale yoo xam si ni dañuy am handicap motrice bu metti mais teewul danañ jàng ba mën a bind ba xam bu baax ñoom naka liñ ba am bac liñ koy def ci kii bi donc moo tax ñoom aussi tamit ñi ngi xalaat def ak ñoom programme bu mel noonu fexe ba jumtuwaay yi ñu soxla pour war a mën a ñoom ci wàllu l'école bi ñu def ci biir circuit scolaire bi ñu def ko donc li nga wax ni muy naka lañ mën a jàppale surtout suñu état bi parce que fondation reconnue d'utilité publique lañu donc suñu mission mooy service public daal di jàppale état ci priorité ci programme am ci wattu ko parce que kenn ku ci nekk da nga war a andi sa pierre ci édifice bi ci tabax bi waroo kenn ku nekk waroo xaar nag ni état rek parce que état matewul lépp te ci état yi nekk ci àdduna bi yëpp du état yëpp mate lépp donc foo ci mënti dem am na nit ñoo xam si ni ñi ngi jëf ci dox ci wàllu service public di jàppale seen ay état ak seen ay gouvernement donc ñi ngi ci waxtaan su ma jógee fii ci émission bi yaakaar naa ne am na benn programme bu ñu war a waxtaanee man ak suñu chargé de programme suñu chargé de programme bi ak suñu responsable communication bi Bamba Kassé donc je pense que ci lu mel noonu la parce que bëgg nañu parce que góor gi dans sa vision am na loo xam si ni bëgg na ko def mën naa ko wax fii moom mooy créer lu ñu tuddee ay centre intégré d'incubation des jeunes yi nga xam si ni circuit scolaire bi daf leen rejeté pour permettre leen déjà ñu récupérer leen circuit scolaire daf leen rejeté ñu fexe def seen réinsertion ci circuit bi donc ak ñi nga xam si ni tey maara day si drame wala dara du ñu am parent te bu ñu leen jëlul ci délinquance la ñuy dem ak taalibe yi nga xam si ni daanaka xamaguñu seen parent nu ñu leen mën a récupérer jàngal leen les vertus du sport ñi ci bëgg def sport ñu pratiquer ko ñu jàngal leen agriculture jàngal leen école parce que góor gi lii muy def ni dama bëgg aussi tamit sénégalais xam ko bu jànguloon du ko mën parce que bourse scolaire moo ko yóbbu aux États-Unis donc maa ngi ñaax xale yi nga xam si ne ñi ci nekk sport et étude parce que mënul dafa nekk ñaar yoo xam si ni mënoo koo boole boo leen gisee ñoom boo xoolee basketteurs yi surtout buñ génnee ci télé bi wax boo leen gisee seen comportement li leen ko may moom mooy seen diplôme yi ñu am dañu am background de pro lañuy concilier lañuy boole impérativement boo ko deful le monde a changé le monde a changé ñu jël ci ligne bi am na koo xam ne Ndoye Bane daf ko bëgg a may chance ba xam góor gi si ñaan la mën ci moom allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu bokk ci émission bi. ñu ngi lay déglu waaw. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu bokk ci émission bi. aywa bisimilah yow rek la ñuy déglu yaa ngi en direct. waaw maa leen di gën di leen sant. jërëjëf. bien dommage dem na. ah macha allah moom dem na xanaa li may def mooy dem à la régie. bala ngay dem régie fu mu waxtu bi xoj na ma waaw fu mu tëjee nii laa doon wax. waaw dafa am solo parce que genre centre yooyu mi ngi wax que récupérer ñi nga xam ne dañ leen rejeté. dëgg la mais par exemple tey xale boo xamante ne àdduna dafa dal ci kawam wala. xamagul àdduna ndax ndawalu bor moom lu mu duuf ruuf la tax. ba mu juum ba dem forbe. parce que boo seetloo barki dem ba tey maa ngi naan la forbe ñu bari xamuñu forbe fan la nekk te mu ngi ci autoroute bi. mooy prison bi nga xam ne fa la ñuy tëj mineur yi te xale yi fa nekk bari nanu te ñooñu bu ñu génnee bu ku ci yàlla dimbaliwul amoo parent bu farlu fan nga jëm ci lan ngay mujj. kon centre yooyu dina mën a dabaatal xale yooyu pour ñu ñëw dugg fa. ndax xëy na am nañ jaar-jaar bu metti mais su leen sport fëkkee. yóbbaale leen te xale yëpp a bëgg sport bu ñu gisee ku leen dimbali dañu ciy dem. kon yéen daal dañuy ñaan seen projet yëpp yàlla na ko yàlla taxawal. ba ñun itam xalaat yi ñu am. ñu mën ko fa indi ndax man xale forbe yooyu. ci sama xol bi am na leneen lu mu suscité ci ñun. ci réflexion. et c'est vrai doo gis xale bu ñu la ne sportif la mu nekk di dox yenn dox yu safaan yi. gaawul trop un vrai sportif. doo ko gis muy nekk ci mbedd mi di def yenn yi parce que déjà di nga am self contrôle sport bi dina la yar di nga ràññe mag ràññe ndaw et c'est important pour le développement d'une nation wax dëgg yàlla parce que déjà ñi ngi nekk sax déjà ñun actuellement parrain wu yenn structure yoo xam si ni dafa dépendre ci ay ministère am na structure bu ñuy wax centre de premier accueil mi ngi nekk fii ni Liberté 6 genre xale yu mel noonu la xale yoo xam si ni soit ay victimes
délinquance lañu. wala ay xale yoo xam dañoo assister ci ay infractions yu am. souvent c'est des enfants exposés te structure yu mel noonu dañu làqu nag état daf koy jëlaat pour récupérer xale bi choc psychologique bi nga xam si ni am na ko ñu def ko bii nekk Liberté 6 madame si di ko gérer ñun ñooy góor gi ci boppam mooy parrain bi ñu ngi leen di jàppale ci lu bari ci loo xam ne si ni tey pour permettre xale yooyu ñu mën a dund bu normal parce que xale yi il faut ñu épanouir ba pare amaat beneen chance ci seen àdduna parce que xamoo ñooñu nekk foofu peut-être ñooy nekk xale yi nga xam si ni ñooy jiite Sénégal donc mooy xale yi nekk forbe donc bu ñu wax éducation inclusive en fait ñoo ñëpp ci lañ bokk maanaam dañoo bàyyiwul kenn képp koo xam si ni système bi am na benn événement wala loo dund ci wàllu social lu la ci génne ñun ñi ngi bëgg a fexe ci moyens yu ñu am nag ñu fexe ba yooyu noonu ñu fexe ba xëcc la dugalaala ci ba pare joxaat la beneen chance parce que boo jàngul moom ci àdduna wax dëgg yàlla lu bari dina jafe ci yow. très bien damay dem ci Mia Ndour yaa ngi attirer suñu attention ci biir kër yi ñu gën a def attention parce que yow adulte bi di nga commettre yenn yi mën nga jàppale sa bopp mais xale bi nga xam ne yàq nga psychologie kooku bu ñu ko tiiréewlee te en général dañu koy fàtte naan xale la dafay bajjantiku Mia Ndour yow itam ñu delloo la rek ñu seeti la régie. maay samalaat bi ñu borom tànk yi waaw sama tànk yi boobaak léegi ëpp na juróomi at yi dem si juróomi at yi ñaari at yi maa ngi doon dem sama yoon mais dama ko daan suuxaale dëju ma woon léegi bu mu demee ba dëj ma tegaat na ñetti at maa wut nag ku ma dimbali ci kàttanu yàlla ndax lu ma amoon yëpp def naa ko si ñàkk naa si lu ne def naa ko si lu ma wax rek dem naa def ko si hôpital ak fu nekk dem naa fa waaw yàlla def na boobu ba léegi ma dëj ma doon wut nag ndimbal ku ma dimbali waaw bañu ma ko waa waree foofu yëpp ku ci mën def rek jàpp ci waaw jaamu ci yàlla rek ndax yàlla moo dogal nii nag ma doon ñëw nag yónnee la audio bii pour nga jàppale ma si waaw pour nga jàppale ma si ndax tànk yëpp sonal na ma lu ma mën doon ma ko mënal lu ma def it fii ma toog laa koy def waaw sant yàlla rek ameetuma dara nag lu ne def naa si lu ne ñàkk naa ko sama doom benn doom bi maa def na ci yàlla dafa def suñu borom kër dafa teel génn àdduna waaw loolu la yàlla dogal waaw tànk yi nag tey mooy sama yéene mooy sama mébét képp ku ma ci mën dimbali ma si waaw képp koo xamante ni jóg na pour dimbali ma mu dimbali ma te yàlla tax te itam lu ne ñàkk naa si amatuma fenn xam ne mën naa si def amuma tam moyen boo xamante ni war naa ko mën jóg faj ka moo tax nag ma yónnee la lii nga yàgg nag def lu baax moo tax ma yëkkati ko yónnee la maa la yónnee vidéo bi. kii ñoo ko gisandoo nee na li ñu yor ci cas yi ñu war a régler bare na waaye dafa am cas yoo xam ne itam doo ko mën a romb. du tout Ndoye Bane. jaajëf waaw cas bii moom ñu ngi koy masalu coono bu baax a baax xam naa mi ngi seetaan émission bi. dëgg la daf ñu ci yaakaar lool. cas yi bari nañ mais damay bëgg rek balaa tem bee jeex chaque jour ma indi leen benn. xam naa namu leen ma woon waaye bii moom maa ngi la koy wax ne ko nag ñu ko joxal góor gi si Dieng pour que lu mu ci mën mu def ko. ak képp ko xam ne da ngay jullit te wala ngay doomu aadama daal. cay seetaan lii lépp loo ci mën rek nga jàpp ci pour que mu mën a am moyen pour mën a faju ndaxte sonn na 5 ans nii lay dundee sonn boo xam ne jëkkëram gaañu na amul doom ju ko mën a taxawu ñëpp woon nañ ko ginnaaw te ci ñun la yaakaar te ñun tamit yéen lañ yaakaar ku mel ni góor gi si Dieng ku mel ni Sadio Mané ku mel ni daal kilifa diine kilifa aada yi nekk ci dëkk bi képp koo xam ne daal yàlla may na la wërsëg te nga bëgg a jaamu yàlla mën nga cee jaamu yàlla voilà soo ma woowee mën nga maa bañ a woo sax sama numéro bi keroog bi ma ko joxee dafa mujj planté wu ndax ay appel mais soo ma envoyé message wo nga envoyé ma vocal nga bëgg a dimbali kii maanaam ku la jot mën na la yónnee message jarul nga may woo bu woote te dañoo joxe numéro bi rek pour ku jàppale ndaw aussi moo tax ñu joxe numéro bi 77 632 73 69 képp koo xam ne woo envoyé nga ci dara incha allah ndaw si dina ko jot mën cee faju ba wér waaw ñun ñu dimbali rek numéro bi dañ ko joxe 77 nga xool 632 73 69 77 632 73 69 très bien
góor gi si jeen nag yaakaar nañ ko ci cas bi lool am na beneen cas boo xam ne denc naa ko ak yeneen i cas yoo xam ne denc naa ko boobu pour waa servir le Sénégal la ñoom nga koy jox pour première dame xam naa maa ngi lijjanti pour ñoom ñu teew fii suba wala ginnaaw suba incha allah mais bii nag moom góor gi lañ ko jox sëriñ lañ ko bàyyi moom lañ ko bàyyeele ak ñi nga xam ne ñu ngi Moustapha Camara jox nañ la gros dossier waaw jox na dégg nañ ko bu soobee yàlla dina déjà yónnee na ma vidéo yi ak éléments yi bu soobee yàlla dinañ fexe ba mu yegg ci ki nga xam si ni foofu war a yegg ñu ni dafa am nu ñu faral di fonctionner parce que prise en charge médicale nous le faisons beaucoup boo seetloo ci bilan bi ñu def sax duñ ko ci faral di boole parce que souvent jàppale doomu aadama la te ñun dañu am principe bu ñu doxee moom mooy nit doo ko jàppale aussi tamit ba mu war a mën a jàkkaarloog yow am kersa donc dañuy jot ay demande de prise en charge yu bari donc mën naa joxe anecdote am na kenn koo xam si ni daanaka bi muy ñëw fii Dakar def nañ ci moom alal ju bari mais ñëpp kenn amu ci woon yaakaar te pourtant ay médecin wu fii hôpital Ogi ñoo ko faj ñoom dinañ xam bu baax ban kaa lay wax kooku ni may wax ak yow nii non seulement mi ngi daw presque 7 kilomètres par bis moom moo wax loolu koo xam si ni ambulance moo ko fi andi woon daanaka yaram bi ni mu doon def man mi personnellement bi ma ko gisee dama daw mais pour nga xam ni si suñu médecins yi xarañ nañu te pas plus tard que y a 3 jours aussi cas yu mel nii ci hôpital yi ay bébé ñu si bëri ñu ngi leen di jàppale par rapport ak moyens yi ñu am donc mais yooyu nag duñ ko faral duñ ko wax duñ ci publicité waaw donte tamit ñoom parfois dañuy bëgg sax gërëm la yu mel noonu mais loolu moom góor gi jaamu yàlla la ko def te moom sax du ci xaar yenn saa yi ngeen jékki-jékki dégg ni góor gi rek dem na benn hôpital daal di fay demal na boppam waaw nit mooy ñëw def ko parce que ñun sax duñu tàggoo te moom li muy def ci alalu boppam parfois mënuñu ko sax méngaleeg li nga xam si ni moom lay jël jox ko fondation bi parce que il faut mu préciser benn affaire la fondation góor gi moo koy financer de façon exclusive donc moom mooy jël alalam di ko ci def te waxuma la ci mbedd mi ak bu génnee rek nit ñi ñëw di ko saisir loolu moom bokkul sax ci li nga xam si ni mooy ci li ñuy tudde demee donc ñu ngi ñaan Sénégal ñu ñaanal ko ci lu mel noonu góor gi si Dieng nañ ko ñaanal mooy wax ji te pourtant ki may wax ni mi ngi may woo sax xam naa ni tamit moom bëgg na def boobu waaye ñu ngi koy ñaanal waaw ne ko saw rek waaw kon saw waaw ñu ngi koy nuyu ñu koy nuyu bu baax li gën a daw yaram ci li ndooy wane ni dëgg la mooy que dafa bari ñoo xamante ni ñu ngi ci nekk yu lëndëm yi Aby Ndour wayoon lu am solo mu ne gor rek a sonn gor rek a jaaxle du yalwaan te rus naa ñaan suñu papa Ndiaye dos ni woon benn baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la waaye juróom yi ñu tàllal yalwaan la ma di leen faral di laaj chaque jour lan moo gën a diis doju dënn mooy xeeru géej yi lu ko gën a diis xolub dajalekatu alal ndax suba gu xëyee dégg dimbali ma juy dëgg ca fu mu jóge te du ca jéem lu bari ba tax na dafa metti te gis nga genre yi li ci gën a metti mooy boo leen laajoon seeni bokk am na ñu bokkal ci réew mi ñoo xam ne tey ña nga naan ñooy dog ay buumi gàcca am na ñu bokkal ci réew mi ñoo xam ne ña ngay def feneen ak feneen ak feneen ak feneen te lii boo ci situation yi boo ci tollee daanaka àdduna da lay daw nit ñi dañ lay daw dootuñu la jegeeti dootuñu la gisati dootuñu la seetati dëgg ba tax na ñu mel nii ña ñu dëkkal ca dëkk ba ñoo war a njëkk a jóg taxaw jàppale leen bara dara di xew gis nga dañuy wax ñu naan ay maire ak ay yeneen ak yeneen amul xaalis dëgg la mais Ndoye Bane da koy faral di jàmbat mu ne veuve dafa sonn ci mim réew parce que daanaka ak lu sa jëkkër mën di am su faatoo ndax li benn nit di dundee te doyu ko bu ko fukk bëggee séddoo coono daal di nay ñëw su koo ko faatoo rek nga daal di nekk ci ay tolof nekk ci ay jafe-jafe su la yàlla mayul nag njaboot goo xamante ne ni mën nañ la taxawu daal di ngay dugg ci guta te faj dafa cher ci réew mi ñu nekk faj dafa cher ci réew mi ñu nekk bu ñu demee nag ba teg ci naan bala muy dugg fenn fayal lii analyse ba 25000 rajo ba 35000 nga war a dem hospitalisation bi ñu ne la régler facture bi léegi bala muy dugg bloc nga war a débourser 900000 francs ci njaboot joo xamante ne yaa ngi ci diggu Covid ñetti taal war la weeru juróom-ñeent fukki taal nañu seetaat mbir mi Ndoye Bane nee na yow monsieur Ablaye Diouf Sarr Chéri Thiaw Laye sunu copain bi ñu la joxee santé ba pare dañ cee teg social sinon yëf yi détaché leen ko ñeen yóbbu ko foo xamante ne ñooñu dinañ ko mën a taxawu normal su fekkente ne yéen a njëkk a taxaw woo ñii nga xamante ne ñoom yàlla may na leen barke ci réew mi ñu di leen tuddee ay borom barke waxuma nag borom barke ak borom baatin ak borom bëti neen dañoo yemut ñett yu bokkuloo suba naa leen tàqaleen ñett yëpp ba tax na bu ñu woowee ñooñu ñëw def itam yéen it war ngeen a mën a teg ndimbal loo xamante ne ñi mënta jóg egg ci ñii dinañ mën a dem ci hôpitaux yi fekk fa ndimbal boobu ndax am réew ndimbal moo ko yor
su ñun ñëpp àndee di social te yéen ñi jiite réew mi amul benn pas bu ngeen teg dina xaw a jafe donte loo wax ñu ne la état mais ñun ñëw ñu fekk leen ca seen kawilal ni leen kaay leen ñu dénk leen yéen ñu dénk leen ñu defal leen li ngeen bëgg. très bien Mamy jërëjëf daanaka waxtu bi dab nañu ñu bàyyi. waaw Moustapha Camara mu tënk rek. nga tënk réalisation yi ak perspective yi. waaw xam nga réalisation yi daanaka ñëwoon naa ci réalisation bi ñu def actuellement te mu am solo parce que bis bu ne yéen a ngi dégg ministère de la santé kii yor communication toujours bu defee. joxe waa bu la monsieur Ndiaye bu defee point du jour mi ngi incité jigéen ñi. ñu dem déjà ji nga xam si ni ñoo ngi nekkoon di suivre seen ay consultation postnatale yu ñëwaat ci hôpital yi buñ ko daw. ndax Covid waaw nit ñi dañu déserté woon hôpitaux yi mais aussi tamit ñu ñëw war a def seen vaccination ci kaw loolu ñun ci lañ imaginer benn programme boo xam si ni ñu ngi koy def donc pour inciter ñooñu femmes yooyu nga xam si ni am nañ doom ñu defar ñu am ay kit yoo xam si ni composé de couche de biberon am tiirle am tétine. kon kit dalal xel la. ci dalal xel waaw kit dalal xel ak ay shampoing ak lait de corps yi pour jox ko yaay yooyu nga xam si ni dañ ko defar ak benn fiche boo xam si ni ku ci ñëw jël ko sage-femme bi daal di émarger wane ni yow mi kat jot nga ko yow mi ko jot nga wax ko yaakaar naa ne dina mën a inciter jigéen ñooñu ñu gën a ñëw ñemewaat hôpitaux yi ndax foofu fi ñu war a fajoo la jarul ñu koy daw boo kër ga kenn du fajoo boo amee jàngoro da ngay dem ci hôpital bi buñ ko ragal nañu respecter les gestes barrières surtout nañu respecté prescription yi autorités yi wax yaakaar naa ni corona bi bu yàggul tuuti ci ñaan yàlla Sénégal corona bi daal di fiy jógee donc perspective yi ñu am moom mooy yi ma la wax doy baan ñun daal ñu ngi nii nous sommes ouverts nag à toute forme de suggestion boo xam si ni mën nañu jàppale ci affaire parce que ñu ngi liggéey ñun ak ay organismes yoo xam si ni ay OCB di liggéey ak ay association parce que suñu loxo jotewul fépp mais képp koo xam si ni sentir nañu ñun lii ñuy def bu ñëwoon fekk la sa gox ñun niñ koy jafee ak yow niñ koy defee doom benn différence dañ la ci jàppale moo tax ñu ngi jàppale association yu bari pour loolu di ñaan Sénégal aussi ñu gën a ñaanal góor gi du li may liggéey ak moom moo tax du nekk sama xarit moo tax ma nekk di ko wax daf ma wax benn waxta looloo tax ma jàpp ko man personnellement ma gën ko jàpp boobu amagul woon contrat bi muy wax nii boobu mi ngi door a dugg NBA daanaka at la fa def wala ñaar mu ni ma lii ma yàlla jot a wërsëgale ëpp na ma pour man ak sama njaboot mu ni ma su ma ko namee mu ni ma su ma ko namee lekk te du ma ko bokk ak doomu aadama yi yàlla na ko yàlla jël ba mu jeex tàkk te yàlla joxagu ko woon lii donc man moom su ma lii may wax su ko déggee dina ko xam donc bokk na ci li tax man ma gën ko jàpp bokk na li tax képp koo xam si ni membre nga ci fondation wala ngay sympathisant ñu di ko def parce que fondation bi maman ay nit ñu jàmbaare ñoom ñoo fa nekk c'est le lieu aussi pour ma féliciter leen ci seen engagement ak ci seen dévouement daf ñun ki nga xam si ni daanaka mooy suñu grand moo ñu yar man daanaka moo daan jëli samay bulletin école su ma ñëwee jóge Dakar moo may jox paas ñëw na ci fondation bi li may nekk jarbaatam mu nangu ma jiite ko li góor gi di nekk jarbaatam mu nangu góor gi jiite ko mooy Papa Demba Kebe moo ñu uuf ñoo ñu jiital te wallaahi su ma ko woowoon léegi ne ko dem ba bàyyi li ngay def demal ba Kilikoro du hésiter dina ko def dina bàyyi liggéeyam daal di koy def te duñ ko ci fay dërëm loolu la Mamadou Sy di def loolu la Assane Badji di def loolu la Bamba Kassé di def suñu chauffeur bi moom daanaka moom amul ab fu ne dañ koy diiri rek yóbbaale ak ñeneen ñi nga xam si ni sax li mu ma leen muy ay sympathisants ñoo xam si ni dañuy ñëw spontanément kenn du leen fay dërëm ñëw kenn ku ci nekk gis ni li ñu def jaamu yàlla ñu bëgg ci jàpp donc maa ngi ñaan sénégalais yi di ñaan ñëpp aussi tamit mu bari ay góor gi si jeen ci dëkk bi donc ngeen ñaanal góor gi yàlla may ko jàmm ba li mu bëgg mën ko def lépp mën ko def yàlla defal ko tawfeex kon boog góor gi si jeen yow lañ doon waxtaanee tey bravo continuer macha allah ni ñu koy wax Ndoye Bane da nga koy wax Mamy Linguère wax na ko kon social daal yàlla moo koy def ci nit ki. du looy forcer di ko def ñu bàyyi. don la de don la de. don la de social dañ koy nàmp. dañ la ciy tàggat. tàggat waaye tey jii koo dégg. bu kenn mare boppam ndax li muy def lu baax koo dégg mu naan su ma amee dinaa defar école suñu dëkk. su amee du ko def. parce que am na ñoo xam ni da suñ ko doxee. noonu maanaam bi nekkee xale lañ koy doxee soo ko waxee nit ñi dañ koy gëm mais tey ji nit ki su màggee day xam ba xam maanaam jikkoy ku ñàkk du jikko wolof toujours mu wax leen du jikkoy nit ku ñàkk du jikko ñu ba da ngay dégg ni waaye su ma màggee dinaa defal lii su ma yoroon xaalis naa defi su yoroon du ko def dafa am benn émission bu ma doon def mu yaa 2 ans benn village bu lakkoon ba am ñaari xale yu ci dee femme bi ñëw ànd ak papaam ak seen waa dëkk ñëw ca buntu rajo ba wax ma ko wan ma image yi ma def ci émission kettal ko mun ma ko pourtant diw
man ko waaw diw waaw di gis naa ko keroog mu maye xaw ma ñaata million ci télé bi jàppale xaw ma ñan ak ñan mu diw moom baayam ci dëkk bii la dëkk papa ma fii ñëw waaye ñoom mosuñu fee ñëw tee nga koo contacter mais bi ma contacter diw moom boo wax ko wala nden mooy booy baan bu ma sonal foofu mosum faa dem baayam fa la juddoo yaayam fa la juddoo dañ ko baalal ñoom ñu ñëw na mais tey ji même soo fa juddoowul fa sa baay juddoo sa yaay juddoo fa leer na sa baayam deewoon fa lañ koy yóbbu gis nga Sénégal yi dañoo war a jàpp benn affaire dëkk ba nga xam ne soo deeyee fa lañ lay yóbbu ak jara sam dëkk boobu dañ ko war a foog suuf sa nga xam ne soo deeyee fa ngay ca nga fa sa nee tëdd man ne néew ji toujours wax ko waa Pire nee naa leen man su ma nekkoon meeru Pire man képp koo xam ne doo ñëw ci dëkk bi nga am teraanga àdduna bi yëpp di ko dégg te doo ñëw Pire soo deeyee duñ la fi suul dama naan la demal fa nga doon lekkee sa teraanga dafa nga doon lekkee sa teraanga ñu suuli la fa parce que amuloo benn njëriñ dëkk bi yow ñëwoo fi mosoo fee jënd rato mosoo fee jënd dara pollu mbali yow amuloo benn njëriñ waa dëkk bi nga dee nga bëgg ñu suul la suñu dëkk bi pour lan demal fa nga doon lekkee say millions ak say milliards ñu suul la foofu pour lan ah social gi nga nit Baara wax na leen ko fii defe naa man mi ngi ma ko doon wax nee na ndàngal ma dafa am benn kilifa gu fa nekkoon boo xam ni moo tabax armeel ya tabax hôpital ba tabax xoma la ne ba mu faatoo fañ ko jullee ambulance ba ak armeel yi ñu ko yóbbu lépp moo ko defar mais loolu mérite la mango macha allah waaye nekk ci lépp dëkk doo ko mën a wax sax ni yàq ñeesal rek nit day fexee am njariñ nit day am njariñ voilà bu subaak jàmm très bien kontaan nañu ci yow. waata. kii Mami Linguère. ana ñi ko bëgg. mi ngi nii toog ana ñi ko bëgg. bul tax mu kile te mu yaa da koy may temps d'antenne. tàggatoo man léegi yow tàggat day bind nga maas xam na ki ngay bind kii maas. xanaa déggoo mën la ci mariage bu rëy bi ngay dégg ci réew mi. waa ji nu mu wax ne noonu la tuddul noonu ndeket. maa ngi ak dossier. ma ne wuy ma Eva Tra nga toogal du yow Mami Linguère tàggatoo. olof daf ne ki la war a takk tukkee bu la takkatul tukkee bu la abbeek teg abal ko te yaakaar naa ne di ko dellu si cëp yow tam. olof mi yaa jëlal li waaw. olof daf ne ki la war a takk tukkee bu la takkatul tukkee bu la abbeek teg abal ko ki la waroon a takk ne la ñàpp tukkee la yow ci sa bopp. bu la takkatul yow tukkee la bu la abbeek teg abal ko. bii de xanaa damay woo Ndiaye Abdoul Aziz Mbaye mu wax ma. du ko tekki du ko tekki. du ko mën du ko sañse la talul ay tekki wala. ma wax leen fii barki démb ne leen. xeex ak mbaam xuux dafa metti boo ko gañee takk bu la gañee nga takk. xeexal ak li nga war a xeexal. def leen ci yàlla ji balañ leen ciy def. te jal bi jallaa ñoo bu jal ba jaloo nga jal ca bu jal ba jalewul doo ca jal. nanu ko ba dolli ku la ëppalee ñàkk fayda la. ndaxte dem fekk ki nga xamante ne nii dañ koo fal nangam wala mu yor tur nangam nga ne da ngay dem ngir dolli ji ko ngir bëgg mu reconnaître la xamu la talu la temps rek ngeen àndee àndu naxante bi ci réew mi nañ ko bàyyi te ànd ak fi yàlla nekk luy kaa bi lañ daan jënd crédit 10 000 di ko woote kaa yaa ngi nii góor gi si jendu laaj kenn luy kaa bi ndax moom mi ngi ci biir kaa yi góor gi yàlla na nga mucc ni mbaam muccee ci tabaski loolu ñaan googu ku ma neex ku nekk rek moom laa lay ñaanal te moom daf maa neex gos bu ma neex la maa ngi koy wax fii di wax ne ki génn ci sañse bi mooy Malick Sylla gis ngeen ko bu réew mi tàngee da ngay sol cëkkal ma temps yi ay teqal ma yu ndaw laay def woo leen ko mi ngi ci 60 teqal ma yu ndaw mi ngi ci 77 510 54 32 77 510 54 32 woo leen ko Malick yàlla na sa jàmm yàgg xadee jaar ci bopp bi di wax ne lu dul jàmm ko gën waxu Eva la waaye tey boobu maa ko àbb wax leen ko nañu leen def jàmm te bàyyi po mi ñu nekkee ndaw yi jël alal di koy yàq fàttaleeku leen ne seeni waajur a ngi tëdd fii sonn lool ku ñu fi jox leen lu nekk itam bu ko bàkkoo bu ko ndamoo fii lu fi waay di bàkkoo nit lekk na ko ba suur ne pat ak moom wasalaam ba suba ak jàmm très bien soxna Mia Ndour yow la ñuy njëkk remercier yow ak équipe bi nga xam ne ñoo ne sa gannaaw waaye suñ tey nag dafa fekk ñu nekk ci tiis ndax suñu rakk Babacar Niang Diop nekkoon xalelu Sénégal bu bëgg njabootam bëgg waa këram bëgg yaayam ndax moom lu mu doon daw yépp itam yaayam la ko daan jox bu ma fi toggee di relater histoire am duma pare dafa demoon ca Sierra Leone pour liggéey rek des foofu macha allah ñuy bëgg nag ku nekk ca Sierra Leone nga fexe rek laajte ko bu ko defee mën caa taxaw donte mbokk mi ñu ngi ci taxaw waaye xam nga génn sa dëkk dem des beneen dëkk dafa xaw a dafa doy waar yàlla yàlla yërëm ko Adja Marie
Gueye mu Ayta Diop ak Kaka Fall ñu ngi leen di jaale ndax Suñu xarit cousin wu Ayta Diop la macha allah. suñu xaritu wareef sa xarit bu mën a def lu baax muy ajaratu naata Samb Mbàkke bu fees itam. waaw yaayam ju baax jooju dafa génn àdduna. ñu ngi koy jaale bu baax a baax. ma ngoog lu dul baax baax ak gën nañu fexe rek gën a yokk li nga xam ne mooy baax baax yi nga xam ne yàlla nu ko jox macha allah di ko joxe di jëf lu rafet bu ko defee rek yàlla dana nu gën a suturaal ñu koy waxee rek saa su ne loo def rek fàtte ko sunu borom moom bind na ko kon nay jëf ju rafet macha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous suba ci kattanu sunu borom di leen wax rek ngeen continuer suivre programme mu TFM yi.